mbokko internetu Sénégal Info dal leen ak jàmm ñu digg ak yéen ci lu gën a fës ci yéen kaay tay ñu doore xibaar yi file ca Diamniadio nag kii di Omar Mbengue nag ni ki démb ci guddi mu daal di jóge ci ab cérémonie religieuse ci la ñëw fa ca këram fekk fa ak ngóor sile di Aliou Badara muy waaj a sàcc motoom ci la daal di xam rek ba mu fekkee ni rek mu sàcc motoom ci la daal di jël fuite waaye moomee te ko daal di dàkkee ci guddi googee ba daal di ko rattrapé kii nag di Aliou Badara daal di génne ab ciseau laata rek mu koy gaañ kii di Mbengue moomee nag Omar daal di jël ab bant rek dóor ko ci ba moomee Aliou Badara mu am ci ay blessures yu grave ci loole nag la daal di yóbbu boppam hôpital waaye nag laata ñiy def soins yi ci la daal di ñàkk bakkanam kii nag di Omar Mbengue mu mel rek loole daal di na ko topp démb rek ci kanamu tribunal ñu di ko toppee coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner moom nag daal di nañ ko tëj rek 6 mois à ferme li nag nekkoon ab bagarre bu métti ci diggante ab domestique ak kii di patron ba yëf yooyee daal di mujjee ca tribunal moom ndaw si li nag xam ne rek moo nekk patron bi daal dina xam ne lii di enquêteurs yi dafa njortoon rek kii di domestique am amuti hygiène ci loole nag comme liggéeyam mënu ko permettre saa su ne rek muy togg chaque jour foofa ca këram ci lay faral di togg chaque soir ngir dugal ko ci frigo boobee daal di xamal kii di domestique am rek ngir mu mën ko tàngalal loolee nag mu mel ni rek kii di domestique bi da koo daal di bañ ndax ci ay information yoo xamante rek ay doomam ñoo ko daal di xamal rek kii di domestique bi da leen bañ a tàngalal lii di seeni ndékki ak seeni añ mu daal di ko laaj rek xamal ko rek dafa sonn ci loolee nag la kii di patron bi daal di ko xëcc rek ndax réponse boo xamante ne moom la ko daal di tontu ñoom ñaar nag ñu daal di xee ba kii di domestique bi daal di yàq kanamam ci loolee sax la daal di jël ab tabouret daal di ko dóor ci boppam ñoom nag bañ demee foofa ci commissariat bu Parcelles Assainies kii di domestique bi nag daal di na nangu rek lépp loo xamante ne moom nañ teg ci kaw ndoddam waaye xam le ne rek kii di patron am daf ko doon toroxal ndax saa su ne rek bu jógee ci liggéeyam daf ko doon yuuxu di ko acharné ci kawam condition yooyu nag mu nekkoon loo xamante ne mënutul ko woon supporter ci biir kër gi ci loole nag la daal di jël seen njote mi rek mu daal di ko def ab règlement de compte ndax moomee sax xamal na lii di enquêteurs yi dund bu metti lay dund ci biir kër googee ndax du ko jox mu lekk ba suur wala sax mu naan ba màndi loolu rek moo nekkoon région yoo xamante ne moom la daal di profiter ci bagarre boobe ngir jox ko ab correction boobe moom nag daal di nañ ko déféré foofa ca ab parquet ba di ko toppee coups et blessures volontaires moom domestique boobe chavirement de pirogue bi xamante rek moo amoon foofa ca Kafanatin mu mel rek mbir moomee lu bees daal dina ci judduwaat ndax am na ci 7 suspects yoo xamante ne daal dinañ leen arrêté ak 92 rescapés yoo xamante nag 69 yi ay sénégalais lañ loole nag kii di procureur Ziguinchor Pape Ismaïla Diallo moo ko daal di xamle ci kanamu taskatu xibaar yi ndax xamle ne sax am na ci 6 personnes yoo xamante ne daal dinañ leen identifier rek ci jour boo xamante ne mbir moomee ci la am ba placé leen en garde à vue kii di 7e bi nag ci lendemain bi lañ ko daal di accueillir foofa ca Ziguinchor laata ñi koy transféré ñooñu xam ne rek ñoom lañ daal di déféré foofa ca parquet bu Ziguinchor buñ toppee lii di enquête bi rek ñu ngi leen di toppee association de malfaiteurs d'organisation d'immigration clandestine homicide involontaire de mise en danger de la vie d'autrui et d'escroquerie lii nag di sapeurs-pompiers daal nañ ci repêché lu toll ci 15 corps sans vie dont l'essentiel en état de décomposition très avancée lii nag di 65 sénégalais yoo xamante ne rek ñoo ci nekk rescapés am na ci 4 nationalités nigériennes 8 nationalités gambiennes ak 3 nationalités Guinée-Bissau ak 8 de nationalité guinéenne mu mel rek lii de intervention sapeurs-pompiers daal dina leen permettre rek ñu gis ñeent rescapés de nationalité sénégalaise cachés à l'intérieur du bloc ci loolu nag moo daal def 90 rescapés dont 69 sénégalais fii ci Thiès nag juróomi fan ngi nii daal dinañ nemmeeku lii di pénurie d'eau mu nekk ab calvaire boo xamante rek ay ménage yu bëri ñu ngi yuuxu mbir moomee nag nekk loo xamante ne rek c'est fréquent fii ci quartier yooyee Thiès Ouest ndax juróomi fan ngi nii rek tokk ndox mënuñu ko am ci seen robinet boobee buñ bëggee lii di ndox sax ñii di charretier ñoo leen di fournir ndox ñi di jaaye au moins 700 francs pour nga am ndox ci loole nag
ñoom daal dinañ joxoñ baaraam tuuma ñi nekk rek le service public de l'eau et les autorités locales ngir ñu ñëw wallu si leen ndax ménage yooye am nañ ay jafe-jafe lool ngir def seen liggéey nu mu waree ci seen biir kër. kii nag di ab jabaru pasteur ñi di ko woowee ci turu Kosu Gaw ak kii di doomu adoptifam di ab togolais ñi di ko woowee esi ñoom nag ñoo yéegoon ci ab taxi man di dem rek ci ab resto ci loole nag bañ waxtaanee ak taximan bi rek ngir mu yóbbu leen ci restaurant boobee 2000 francs rek lañ daal di waxaale ci cours trajet bi nag kii di taximan bi mu mel ni ko xamante ne rek il était à la défensive ci loole la daal di dépassé foo xamante rek foofu la leen wax a wàcce ñoom nag bañ wàcce rek di waxtaan ak kii di taxi man bi ci la coow rek daal di jolli ba kii di jabaru pasteur bi nag di ko si gaw daal di piqué rek ab crise cardiaque ndax kii di victime bi nag ak i doomam dañ xamaloon rek kii di taximan bi mu arrêté ndax waaye taximan rek dafa continuer woon rutam mu mel rek ab enlèvement la woon moom nag di Camille John bañ yóbbee victime bi leen nag ci hôpital foofee nag la daal di ñàkk bakkanam li di infirmière bi nag daal di nañ xam nag crise cardiaque moo ko daal di faat ndax laata sax muy egsi ci biir hôpital bi la amoon na détresse respiratoire. Camille John nekk taximan bi daal di nañ ko arrêté ba yóbbu ko foofa ci kanamu enquêteur commissariat central ci loole nag la daal di expliquer rek mbir moomee nu mu demee di xam rek dafa passé woon rek fa restaurant boo xamante rek foofu la leen war a wàcce waaye nag da doon def ab demi tour ngir mun leen fa yóbbuwaat moom taximan bi atam toll na ci 42 ans kii di esi nekkoon doom ci victime boobee taximan bi daal dina xam ne rek nu mu waxee mbir yi noonu la demee ak nu mu demee dëgg-dëgg ute na lool ndax ci ab comportement boo xamante ne moom la daal di am ci ñii di client lii nag avocat de la défense maître Adja Fatou Diallo moom daal dina expliquer rek il n'y a pas coup ni de blessure ci clientam boobee ndax kii di clientam rek moo leen xamaloon ni sax bu mbir moomee amee nañ dem foofa ca commissariat central. ñu jeexale xibaar rek ci kii di Cheikh Dione nekk ab inspecteur moom nag daal dinañ ko yóbbu ci kanamu justice loolu nag dara warulu ko lu dut kii di Ka Diaw moom la daal di am rek ab escroquerie abus de confiance ci lu toll ci 95 millions de francs CFA. Ka Diaw nag nekk ab veuve mère de plusieurs enfants moom nag bitim réew rek la nekk koo xamante ne nag yàlla may na ko ay kër yu bëri fii ci Dakar mu décidé ngir ñëw Sénégal am fi ay vacances ci loole nag la daal di dajeek ak kii di Cheikh Dione mu daal di ko luy ab appartement ci loole nag am relation daal di am seen diggante moom mi nag di Cheikh Dione yu dem rek nekkul woon dara lu dut sàcc xaalis ndaw soose ndax moom sax daal di nañ ko topp ñaari yoon ci lu toll ci 15 millions ak 80 millions de francs CFA kii di Ka Diaw nag daal dina def procédure pénale contre Cheikh Dione ci loolee sax moom daal di nañ ko arrêté ba placé ko sous mandat de dépôt le 14 bili passé moom nag nekk ab architecte Cheikh Dione daal dina jàkkaarloo ni ki dem rek ak kanamu juge waaye nag ci loolee daal dina niye rek tuuma yooyu xam ne rek moom lañ teg ci kaw ndoddam li nag di partie civile bi daal dina réclamer 100 millions de francs CFA à titre de dédommagement alors que lii di délégué du procureur daal dina requis l'application de la loi dossier nag dinañ ko édifier rek le 7 juillet bi di ñëw mbokk internetu Sénégal Info fi la ñu ndar kàppe xibaar yi tey ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha